asalaamaaleykum mbokk jullit yi mbokk taalibe yi ak képp kuy safoo Bernde rek tey ñu dellu si waat ak yéen si seen émission tey nag ñu daal di leen indi lu ñuy wax chicken enchilada muy enchilada boo xamante ni dañ koy def à base de ginaar donc enchilada moom lu mu doon mooy maanaam da nga mel ni ku jël sa shawarma rek mais nga def ko daal di koy enfouré ak lu la neex bu la neexee viande hachée bu la neexee yàpp xar wala nag bu la neexee nga def si ginaar tey jii comme ñun bu ginaar bi la ñuy def nga daal di siy def ay ingrédients si biir daal di koy laxas bu ko defee nga daal di jël sa benn récipient def ko si daal di siy def ay fromage ak ay bagages yu mel ni noonu donc tey jii moom la ñuy defar lii nag moo ciy dem dinañ soxla comme on l'a dit dinañ soxla ginaar moo nekk na le dinañ soxla aussi tuuti ingrédients yi nga xam ne moo koy accompagner muy maanaam salade c'est optionnel ak fromage aussi dinañ soxla tamit tuuti soble dinañ soxla tomate fraîche dinañ soxla aussi tuuti kaani man bu verte bi laa yore tey avocat bon c'est optionnel moom aussi tuuti diw dinañ soxla soow wala yaourt nature dinañ soxla fromage à tartiner boo munti am rek baax na bu dee vache qui rit yaa wala qui rit wala bu la neex rek ñu am fi aussi sauce enchilada bon donc boobu dinaa leen wax par exemple ku amul sauce bi nga xam dañ ko defar ba pare wala nga bëgg ko defaral sa bopp noo koy defee yor nañu aussi même sauce bi boo xamante ni dañ ko def mu xaw a am tuuti kii nga xam ne mokk rumbax ñu yore fi aussi suñu ay épices donc am nañu aussi chili yor fi aussi ail en poudre oignon en poudre cumin yor fi aussi tuuti turmeric bi nga xamante ni dañ ko fumer donc loolu c'est optionnel yor fi aussi tuuti kaani boo xam ne dañ ko xooj ci vinaigre ak yooyu muy adobo daal di yore aussi sel poivre ak tuuti levure nutritionnelle nga xam ne c'est optionnel ak tuuti diw donc duñu def rek lu dul ànd ak yéen ci waañ wi bismillah voilà kon nag mbokk jullit yi gis ngeen dañuy daal di ñëw rek commencer daal di defar suñu tortilla yi donc gis ngeen tortilla yi damay defar ñaari façon enchilada benn boo xamante ni pour ñi nga xam ne dañuy utiliser tortilla bi nga xam ne c'est fait à base de farine ak ñi nga xam ne dañu cytogénique dañuy suivre régime cytogénique wala ñi nga xam ne dañu am gluten intolérance donc ñooñu damay defar ak tortilla bi nga xam ne dama ko defaree te mu nekk à base de coco wanoon naa leen tuto fii nuñ koy defaree donc pour tortilla bi bu farine bi dinaa wanewaat encore tuuti tuto pour nuñ koy defaree bu ko defee nit ñi gën ko mën a jëfandikoo daal pour ñi nga xamante ni amuñu accès ci tortilla yi ñu defar ba pare donc ku nekk bi nga am rek ngay utiliser man bi nga xamante ni kenn toggagu ko fi laa yore mais bi nga xam ne bu farine de coco la togg naa ko ba pare donc damay jël rek tàngalaat ko daal di def yëpp bu ko defee yooyu dañuy pare taxaw di ma xaar parce que togg bi tegloo lay doon daal donc moo tax bugguma defar yeneen affaires yi après taxaw di jéem a lijjanti tortilla yi donc tortilla yi la ñuy jëkk a commencer après bu ko defee suñu paree foofu daal di commencer assembler kii lekk yi ci boppam donc incha allah. voilà gis nga dañuy ñëw rek commencer léegi kii tortilla yi duñ ci def diw duñu def dara commencer ko sauter même pas une minute ah wala une minute benn côté bi 30 secondes ci beneen côté bi. voilà gis ngeen tortilla bu mujj bi mi ngi nii donc dinañ ko teggi fi mu nekk nii gis ngeen dama leen defoon ci kaw papier alu wala ku am torchon bu set rek mun nga ko fa def incha allah gis nga mu ngi nii donc dama koy muur rek complètement comme ça du wow ak yooyu ku am torchon bu set mun nga def torchon au lieu de papier alu léegi li may ñëw def mooy damay daal di ñëw commencer ci bi nga xam ni dañ ko defaree tortilla bi nga xamante ne dañ ko defaree à base de farine de coco muy bu cytogénique bi muy keto bi donc moom la ñuy def bu ko defee ngeen daal di am une idée boobu defaroon nañ ko ba def ko ci frigidaire bi donc dañuy jëlaat rek tàngal ko pour mu nga xamante ni dinañ ko mun a gis nga mu ngi nii nga xam ne dinañ ko mun a lem ak yooyu donc duñu def rek lu dul commencer bismillah.
voilà gis ngeen pare nañ tortilla yi léegi li ñuy ñëw def mooy dañuy daal di commencer sauter suñu ginaar incha allah comme ça ñu commencer assembler affaire yi bu ko defee yëf yi nag day gaaw fii nag day gaaw loolu sax incha allah bismillah gis nga du bari tuuti rek bismillah voilà ginaar gi li ma si bëggoon mentionné mooy dañ ko mariner donc marinade bi dañ ko defoon rek marinade bu classique comme ni ñu koy defee tout le temps mu nekk tuuti sel poivre peut-être nutritionneliste ou bien levure nutritionnelle pour ki bëgg ñu daal di def aussi ail en poudre oignon en poudre laaj bu tooy bi daal di si sànni tuuti curcuma xam ngeen ko anti-inflammatoire donc defoon si tamit tuuti herbe ku nekk herbe bi nga am rek man dama si defoon tuuti thym laa si defoon donc moom la ñuy jël léegi dañuy gën a yokkaat épices yi donc comme tey jii damay def taco genre taco nee naa taco enchilada damay jël seasoning mooy épices yi nga xamante ni ñoom ñooy dem généralement si la cuisine mexicaine donc mu nekk suñu curcuma ail en poudre oignon en poudre laaj bu tooy bi encore dinaa dolli tuuti chili ak tuuti chili in adobo muy jalapeno adobo mooy bi nga xam ne dañ ko xoojoon si vinaigre ak tuuti tomate doonu ku ko amul mun nga utiliser kaani kese amul benn problème donc man moom laay ñëw def nii bu ko defee ngeen gis nu ñuy agencé yëf yi incha allah. maa ngi jéggalu nag sama stove kii bi gaz bi may toggee tey moom dafa bëri bruit loolu bëgguma woon taal gaz bu mag bi ndax tàngaay beek yooyu ak aussi nga xam ne dinaa leen gën a mun a won affaire yi daal ngeen mun ko gis nii donc moo tax tey jii dañuy ñëw donc def suñu épices yi comme niñ ko waxee rek lii moo nekk chili benn kaani la rek comme nga ne kaani bu sew nii mais saful noonu daal moo nekk nii léegi suñu oignon en poudre mu ngi nii gis nga ma daal di jël aussi suñu beneen cumin bi kii beneen chili bi nga xamante ni dañ ko dañ ko xaw a fumé ma def si tuuti moom aussi gis nga moom mun naa si def yëpp donc suñu kaani bi nga xam ne dañ koy xooj si vinaigre ak aussi si tuuti tomate moom moo nekk nii aussi su la neexee nga def lu bari su la neexee nga def tuuti man damay jël tuuti rek gis nga def bu fekkee ni bëgg naa dolli ma dolliwaat incha allah donc suñu cumin bi nga xam ne dañ ko fumé moom moo nekk nii ku mu neex nga bañ a jël cumin bu ñu curcumin laa bëgg a wax bu ñu fumé bi ku mu neex nga jël juste curcumin normal mais dama ko découvrir temps yële nag mu affaire bi saf ma ba nga xamante ni donc léegi di may utiliser beneen bi su ma soxlee lenn loo xam ne dafa am goût lu ñu fumé rek moom laay jël incha allah ail en poudre tuuti cumin nag léegi mu ngi nii voilà ak suñu laaj bi gis nga donc li si des nii dama koy bàyyi moom moo nekk nii dama koy bàyyi pour après su may safalaat encore suñu soosu enchilada bi nga xam ne dama ko siy def rek mu jox ko encore beaucoup plus de goût donc ñu daal di mélanger rek léegi nag xaaral ma yokk ko kii bi voilà kaani baa ngi nii may tojate si biir ñu daal di jël tuuti poivre gis nga jël tuuti ci suñu levure nutritionnelle ma jël tuuti sel pour le moment xool parce que bëgguma ko teel a xorom ndax bëgguma xorom bi bëri donc comme amoon na xorom damay def tuuti rek après ñu dem ba ci kanam ba moment boo xam ni war naa ko mun a ñam parce que instant bi raw chicken la muy maanaam ñoragul daal te bëggoo ñam ginaar bu ñorul ndax affaire salmonella moo tax. voilà gis ngeen léegi fi mu nekk nii li may ñëw def mooy ginaar gi daanaka ñor na damay daal di ñëw rek jël sama tuuti soble def si donc damay wàññi si soble bi dinaa am lu ma réserver pour après si mélange bi ak loo xam ne dama siy def léegi tuuti rek laay bàyyi pour mélange bi juste pour nga am xam ne da ngay am benn goût soble boo xam ne c'est pas tellement kii togguñu ko bu baax chaleur bi rek moo koy xaw a laxal tuuti bu togg bi. voilà ma jël aussi tuuti ci sama kaani bu verte bi daal di def gis nga su la neexee soo amee say poivron yooyu mun nga ko daggate def ko ci tey jii dama xaw a jeexal moo tax léegi defuma ko ci mais gis nga ni ma koy mélanger nii rek noonu laay jël donc bàyyiwaat ko fii
pour quelque chose comme ay 5 minutes nga xamante ni soble bi dina am temps ñor noonu jarul muy seey ñor ba seey mais 5 minutes dina si baax incha allah donc booy xool ginaar bi dama ko fejet yu sew ku nga xamante ni am na ginaar bu des togg na ginaar mu des mun na jël boobu fejet ko nga xam ni day gaaw ba bugg a dee du ko sonnal du def dara donc looloo tax ma jël ginaar bi dagg ko ay dagg yu sew a sew ba nga xamante ni cuisson bi dafay gaaw donc fi mu nekk nii ça a pris quelque chose comme 10 minutes si laa ko def donc mu pare nii léegi bu ma ko bàyyee 5 minutes rek dañuy daal di fay gaz bi après commencer assembler léegi nag fi mu nekk nii four bi moo siy des ak ki nga xam ne yorul four dinaa la wax aussi naka nga koy defee incha allah. voilà gis ngeen léegi fi mu nekk nii suñu kii bi pare na maanaam ndawal li pare na donc gis nga ma daal di feje tuuti persil rek def si ku mu neex nga yokk ku mu neex nga def ko si ku mu neex nga bañ ko def su ma amoon bu chinois bi sax moo may gënal toujours mais pour tàngaay beeg fraîcheur bi moom laa si soxla moo tax ma def ko si nii mais c'est optionnel léegi gis nga fi mu ne nii tàngaay bi dina ko xaw a laxal tuuti rek léegi li ñuy def mooy dañ koy daal di jël teg ko à côté daal di entamé di nga xam ni moom lañ koy mélanger gis nga kii bi ginaar bi togguma ko ba mu wow koŋ des na tuuti lu mel ni jus si biir maanaam si kii bi si ndawal li nga xam ne dafay mel ni dafa ànd ak sauce parce que enchilada bëggoo kii lii nekk ci biir daal di wow koŋ daal donc moom laay ñëw def nii gis nga ñu daal di koy teg à côté daal di commencer léegi defar mélange bi incha allah. gis nga pour loolu dañuy daal di ñëw jël suñu récipient donc daal di jël gis ngeen soow bi nga xamante ni moom la ñu jëloon sànq du ma jël yëpp tuuti rek laa si soxla leneen li si des pour décorer la gis nga ma daal di jël def si booy xool ñaar ba ñetti kuddu laay def gis nga daal di koy def leneen li si des ma teg ko à côté ma jël sama fromage à tartiner bi donc mu ngi nii fromage à tartiner boo munti am rek même bu dee vache qui rit ma jël ko aussi gis nga dama ko teel a génnee nga xamante ne dina am temps nooy donc fromage à tartiner bi c'est facultatif ku mu neex nga def ko ku mu neex nga bañ ko def man dama koy def pour mu jox toujours benn richesse ci sama togg mais aussi nga xamante ne yëf yi day nekk goût sur goût daal ñoom ñooy tegloo donc ma daal di jël sama fouet ku nekk loo am rek ma jël sama fouet gis nga bu nooyee nii ba nga xam ne dafa nekk room temperature muy température ambiante dafay neex a mélanger donc damay jël yëpp fouetter ko nii nga xamante ni yëpp dafay mélanger wu bu baax dama bëgg a incorporer kii bi fromage bi ak kii bi soow bi wala yaourt nature ku nekk rek li nga am. voilà dama bëgg a ñëw léegi si ñaari sauce yi nga xamante ni ñoom ñoo fi nekk même sauce bi la mais niñ koy defaree moo bokkul rek après donc bii nii li ngay def mooy da ngay jël bu fekkee ni am nga accès lu ñuy wax tomatillo loolu ay genre tomate yu verte la yoo xam ne dafay ànd ak genre kii nuñ koy waxee day am lu koy muur daal donc si xeetu tomate yi mais bokkul ba léegi ak tomate loolu moom la ñuy wax tomatillo ku ko amul lii nga koy remplacer mun nga jël par exemple sa kaani bu verte comme nga ne kaani salade bu verte muy poivron nga daal di koy xaw a lakk tuuti si kaw gaz bi wala si kaw këriñ si boppam après nga daal di koy xolli léegi soo xollee loolu nga daal di koy jël daggate ko daal di dagg sa soble su la neexee soble yi tamit nga daal di koy lakkaale tuuti moom tamit pour jox ko goût fumé daal di jël aussi sa kaani bu xaw a xeeñ tuuti kaani saf daal bu saf nga def si su fekkee bëgg nga lu xaw a épicé noonu su fekkee bëggoo ko mën nga ko omettre toujours nga daal di jël sa laaj ak sa vinaigre ak yooyu boo dëbbee affaire yi maanaam def comme kuy defar nokkos daanaka léegi nga daal di siy def vinaigre daal di koy togg tuuti si kaw gaz bi ba nga xamante ni affaire yëpp kii yëpp saf-safal yëpp ingrédients yi ñu si def yëpp duggante nañ bu baax a baax donc quelque chose comme 5 à 10 minutes léegi bu ko defee nga daal di si boo ko sotee noonu nga daal di siy def ndox aussi boo si defee ndox léegi nag daal di bàyyi muy bax ak moom ndànk-ndànk su fekkee stock nga yore mun nga def chicken stock wala lu mu la munti doon mais léegi soo paree loolu fi muy différence bi lan la donc gis nga bii nii
dafa liis amul dara ci biir donc da ngay jël affaire yi nga blend ko comme ni ma leen wonee woon bu ñuy defar jus yooyu même am na benn sauce bu ma leen wonoon aussi bi ñuy defar supp yi par exemple mun nga ko blend ba nga xamante ni mokk na rumbax nga daal di koy segg même boo ko blendul su fekkee ni ñeex bi xawoon na bari mun nga segg affaire yi ba nga xamante ni jot nga liquide bi kese après nga daal di jël li desoon li boolewaat ko ci sauce bi bu ko defee nga daal di am bi nga xamante ni mu ngi nii boobu kenn segg ko bii nii li tax ma soxla ko mooy dama koy mélanger ci ginaar bi aussi bu ko defee mu jox ko beneen façon caractère bi nga xam ne dama ko segg nag boobu li ma koy doyee mooy dama koy daal di badigeonné ci kaw tortilla yi ñuy defaroon yi sànq donc loolu mooy nekk au lieu de diw par exemple loolu lii laay jël genre ñeex bi laay jël daal di koy def ci ñaari côté yépp bala ma ciy def ginaar gi ci boppam donc léegi li ñuy ñëw def mooy damay daal di dindi comme dama leen di utiliser damay daal di dindi tuuti ci kii bi nga xamante ni am na kenn segg ko moom laay dindi boole ko ak suñu soow bi nga xamante ni ak kii fromage à tartiner bi ñu doon defar bi ma mélanger ci tuuti rek laa ci soxla juste pour continuer am goût bi foofu noonu bu ko defee ngeen gis après nu muy mel ñu commencer assembler incha allah gis nga damay jël tuuti rek laa ci soxla booy xool 3 cuillères à café laa jël ma jël aussi fii tuuti rek loo xam ni dina ko xaw a ndoxeel tuuti ba nga xam ne dinaa ko mun a mélanger ak ginaar bi sans pour autant mu dang loolu su ma defee nii donc ki nga xam ne bëggul def lii nii yëpp mun na def bi nga xam ne bu tomate la donc boo xam ne day xaw a ànd ak sauce tomate noonu mais man bu weex bi nag moo ma dàqal wax dëgg yàlla gis nga xaw na kii nii tuuti ndoxe tuuti kii xaw na lâché tuuti donc nii laay jëlee ginaar gi rek daal di ñëw daal di koy sotti ci biir donc mun nañu commencer xool suñu assaisonnement comme yeneen yi assaisonné woon nañ ko ba pare dañuy xoolaat encore buñ ci defee soow beeg fromage bi nu muy mel ak yooyu daal après lu ñu jara dolli ñu dolli léegi avant ñu koy mélanger ak ginaar gi aussi gis nga dinaa ci def pincée de sel def ci tuuti sama levure nutritionnelle daal di def tuuti poivre gis nga goût sur goût ku mu neex nga def ci kaani mais man je pense que baax na ndax xale yi ñoo tax bëgguma mu saf-saf yu graaw yooyu parfait léegi nag damay ñëw mélanger leen ak ginaar gi comme ça après ñu daal di commencer nag léegi defar incha allah gis nga fi ma ko toggee woon rek laa ko bàyyi toujours ñu defagum tuuti xool gis nga su la neexee nga bàyyi nii wala nga dolli dinaa dolli tuuti rek comme dama siy ñëw def restant soble bi gis nga soble bi liñ daggoon li noonu sànq moom laay jël amul problème bu ci quelques tomates jàllee amul benn problème gis nga ma jël tuuti kaani bi saful mais dina ko jox toujours goût léegi nag fii la affaire bi nekk ku mu neex nag soo amee sa fromage nga def ci su fekkee bëggoo def fromage nga bàyyi man dinaa ci def tuuti fromage quand même li ma leen di wax rek chaque fois sama gars yi moo tax gis nga ñoom enchilada de toutes les façons nga def ci fromage ñàkk ci def fromage ñoom dañ koy lekk noo ko mën a toggee dinañ ko lekk bëgg nañ ko seen plat la ñoom sax ñoo ma ko commandé tey jii muy soxna Bousso ak Fatou ak sëñ Moustapha ñoom ñoo commandé plat bi tey donc gis nga tey jii moom mbayeen yi laa koy jox mais bon nag gars yi commencé préparer sumbi leen gis nga su ma ko mélangé nii yëpp ba mu pare moo tax defuma ko woon ci tàng-tàng bi parce que soo ko defee rek doo ko mun a mélanger fromage bi boo ko ciy def mu commencé di def ay yu kenn xamul yooyu donc bu seddee ci lay gën a neex a incorporer ci biir lekk bi ci boppam subhanallah gis nga léegi fi mu nekk nii dañuy daal di ñëw commencer assembler gis nga fi ma ko toggee woon rek laa defee yëpp fi mu ne nii léegi dañuy ñëw rek daal di indi yeneen récipient indi suñu ay tortilla nettoyer tuuti sax avant ñuy def lenn bu ko defee bu ñëwee rek dañuy daal di commencer assembler incha allah. donc gis ngeen li ñu assembler moo nekk dama daal di jël bi ñu paree kii bi tortilla bi nga xamante ni moom mooy ànd ak farine bi dama daal di ñëw daal di jël tuuti ci suñu salsa bu verte bi nga xamante ni dafa am ay doom ak yooyu ma def ko ci digg bi donc dama ko def nii rek ci kaw nii daal di jël tuuti bi nga xam ne liquide la bu verte bi daal di koy teg tuuti tamit ci kaw léegi daal di ciy def tuuti fromage donc fromage bi moo taxoon defuma ko ci suuf voilà ma def ci tuuti rek ku mu neex mun nga ko bañ a def aussi léegi bu ko defee dañ koy daal di dugal ci four bi ñu ngi ko
doon préchauffer à 400 degrés su fekkee ni moom mooy Fahrenheit moom mooy environ 185 190 degrés Celsius donc loolu lañ koy def dugal ko fa pour quelque chose comme 10 minutes mais ki nga xamante ni par exemple amul four mi ngi yore fourneau li muy def mooy mun na créer four foofu maanaam gis nga comme bu dee fourneau bi nii la mel day jël këriñ bi yëpp féetale ko benn côté bu ko defee beneen côté bi du am du am xal maanaam mu daal di jël grillage am comme bu fekkoon ni rek day lakk lenn jën ndawal lu mu munti doon teg ko ci kaw xal bi mais léegi mu jël récipient bi soit mu nekk cin la wala mu nekk récipient bu rond ku nekk yow yaa xool lan fan nga ko mun a dugal léegi bu ko defee mu teg ko ci côté bi nga xam ne amul xal léegi nag daal di koy upp ràpp daal léegi parce que chaleur boobu moom mooy ñëw di def comme si dafa nekkoon par exemple ci four looloo tax benn côté bi doo ci def xal beneen côté bi nga bàyyi ko mu am xal donc loolu mooy créer kiiwu four bi loolu tamit ay 10 minutes nga koy def même pas daal di koy génnee parce que kii boobu noonu chaleur boobu moo gën a tàng fuuf te moo gën a direct aussi même chose la tamit su fekkoon da nga koy def ci kaw gaz tamit da nga koy wàññi ba feu bi ndaw nga daal di tegale cin yeeg yooyu donc ñu daal di dugal yëf yi ci biir four bi daal di mun a ñëw commencer attaquer bi nga xam ne moom la ñu defaree ak farine de coco bi donc ñu def loolu après ñëwaat ak yéen incha allah gis ngeen ñu commencer waat même système bi rek buñ defoon bi sànq bismillah ñu defaat tuuti nii rek voilà gis nga bu ngeen xoolee bu coco bi duma ci def quantité bu bari aussi gis nga moom tam damay daal di jël gis nga moom dafa xaw a délicat nag benn côté bi rek laay def beneen côté bi jarul ma koy def parce que day nekk ci suuf gis nga ma daal di def nii daal di def ginaar gis nga ñëw rek lem te bu fekkee ni daf la nar a bëgg a indil ñol-ñol wóoluwoo sa bopp ci kii bi ci lem bi mun nga ko sax bañ a xooj ci yëf yi comme affaire yi am na nii ci suuf da ngay ñëw rek def directement xaaral ma wan leen boobu mu gën a gaawati sax far bu boobaa nag damay yokk quantité liquide bi fii tuuti damay daal di jël teg nii daal di koy tartiner ci biir jël sama ginaar def su ma defee rek commencer rouler bismillah gis nga xam nga bii moom moo gën a yombati sax far jëlaat gis nga tartiner tuuti gis nga ñu def ginaar daal di gaawantu gaaw lem voilà léegi ma daal di jël sauce bi teg ci kawam nii gis nga bii moom dinaa fexe côté yëpp laal ko parce que comme diwuma ko woon ci yëf yi ñu def ci digg bi moom tamit gis nga ma daal di jël sama fromage bi daal di def ci côté yi nii voilà léegi moom tamit ñu daal di koy dem enfouré ji ba ci biir dugal ko ci biir four bi bu ko defee nga xamante ni dafay moom tamit togg ay 10 minutes yooyu rek ñu génnee ko incha allah kon nag mbokk jullit yi mbokk taalibe yi ak képp ku nga xam ne rek yow yaay safoo seen émission bernde tey nag ñu ngi nii seen togg a ngi nii ñu indi leen loon li ñuy wax chicken enchilada boole ko aussi ak boo leen xoolee ci côté bi def naa fa le riz mexicain bi nga xamante ni wan nañ leen tuto nuñ koy toggee donc tey jii nag émission bi moom maa ngi koy jox sama waa kër mu nekk famille Mbaye donc mbayeen yi laa koy jox tey damay changer sant comme ça ma mun leen sumbi ñoom ñëpp damay dem sant si ay sàmb ak façon yooyu comme ça ñu ma mun leen sumbi ndax dañuy caalit rek fu nekk mais nag ki koy yàq nag moom mooy soxna Lalla Ndey Lalla moom mooy madame Enchilada donc moom tamit maa ngi koy may kii bi togg bi tey donc di ko may sama doom yi Mambuso Fatou Moustapha ak Binet ñoom ñëpp maa ngi leen di may enchilada bi tey di leen wax ni vraiment ñu ngi leen di sant bu baax di leen jaajëfal si gunge bi ngeen ñu doon gunge comme nu ngeen ko tàmm di defee rek saa su ne di leen wax ni bu leen fàtte di inscrire mais aussi bu leen fàtte di like ba kii bi vidéo yi ak di ko partager donc ñu ngi gis seeni commentaire di leen si sant bu baax a baax a baax di leen wax ni vraiment nous vous remercions du fond du cœur léegi nag di leen duñ def rek lu dul daal di leen jox dig daje ba beneen yoon di leen wax asalaamaaleykum wa
rahmatullah. حمدا لله خير